asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës Sénégal fas yéene am avion bu bees ngir njiitu réew mi fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal ak ab Airbus A320 Neo lay doon avion bi mu yor jamono ji di Pointe Sarène dañ ko nar a jaay dañoo jàpp ni dafa màgget di panne saa su ne avion bu bees ba di A320 Neo moom nag xayma gi ci koppar mi ngi jar juróom-benn fukki milliards ci sunu xaalis. Criminalité maanaam def ñaawteef lu ci mel ni ay faat doomi aadama ndax dafa yokk fii ci réew mi ñu sampaw laaj ay bis képp ginnaaw ba ñu faatee ñaari soxna kenn fii ci Ndakaaru keneen fële ca Louga ay ñu seen xam-xam màcc ci wàllu woowule di ci tontu kenn ki jàpp ne drogue bi ci la bokk ka ca des it ne war nañoo xoolaat bu baax a baax ñi nekk ci kaso bi te njiitu réew mi di leen jéggal ñaare ñuy génn ci kaso bi. Étudiant université Gaston Berger bu Saint-Louis ba bàyyeekoo fële ca Sine Saloum dañ leen a dàq ca appartement ba ñu nekkoon seeni kilifa gox ya ñu fekk baax ñoom ñoo fayul loyaas ba tax ñu dàq leen étudiant yooyu lay jox ab benn semaine seen kilifa yooyu leen buñ ko deful dinañ dox Ndar wutali ji Nioro ba noppi def ab ñaxtu xiifal. wàllum tàggat yaram ak bëre dóor face à face bu njëkk diggante rëg-rëg ak guy gi démb la woon ci TFM ñoom ñaari mbër yooyu nag ne dara du sedd seenub làmb ñu ngi ko nar a amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaraatee ba noppi Sénégal fas yéene am ab roppalaan bu bees ngir njiitu réew mi maanaam roppalaan bi muy dugg di ci tukkee ab Airbus A320 Neo la fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal lañ fas yéene jot avion boobule mu di ab appareil bu nar a wuutu A319 bi Sénégal amoon te mu jëndoon ko atum 2010 moom nag avion boobule dañoo jàpp ni dafa màgget loolu lu ci bëri sax day dem visite technique te dafa cher loolu day toog lu yàgg te du naaw loolee waral ba yenn saay bu président de la république di tukki ñuy loué ay avion moo tax kon avion boobule ñu ne dañ koo nar a jaay ba noppi jënd bu bees boobule moom ab Airbus A320 Neo la booy xool nag moom avion boobule bees mi ngi jar juróom-benn fukk milliards ci sunuy koppar waaye kii di ministre bi ñu dénk kàddu gouvernement bi ci communiqué bi mu joxe yenn ci ay xibaar nee na avion boobule échéance la maanaam dañ koy pàcc Sénégal xëyul rek fay ko te pàcc bu mujj bi ñu ngi ko nar a fay bés bu ñu naree jot avion boobule maanaam fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal. ñu wax ci wàllum criminalité muy def ay ñaawteef lu ci mel ni faat doomi aadama fan yi Sénégal ñu bëri dañu tiit xam ngeen ni ci bés yële weesu am na benn soxna bu ñu faatoon fee ci Grand Yoff bàyyi ko fee ci Congo Lotali Mole fee ca Louga it am na benn soxna bu ñu faatoon week-end bi weesu police nationale na ko directeur général adjoint ba waxee woon dañ doon def ay patrouille am na ñu bëri sax ñu jàpp ci ay gox fii ci Sénégal loolee tax ba ñu waxtaan ci criminalité boobule ki jiite laboratoire déviance ak criminalité ca université Assane Seck bu Ziguinchor moom dafa jàpp ni société bi ci boppam moom moo lajji ci yenn ci nit yi def ñaawteef yooyu le lu ci mel ni it ay drogue yu ñuy jëfandikoo war nañ koo xoolaat bu baax a baax Daouda Mine nekk taskatu xabaar xam-xamam màcc it ci wàllum yoon moom dafa jàpp it ni police ak gendarmerie dañ leen a war a boole bu baax a baax ci tànneefu nit yi nekk ci kaso te yenn saay njiitu réew mi di leen jéggal bu événement amee ñaare dossier bi dañ ci ànd ak Chérif Dia Asmalik Diop ak Habib Seck. anam yi ñu faate jànq yi di Lotali Mole ca Grand Yoff ak Khady Badiane Diatt ca Louga wéy di métti ci xol ñaawtey fii nag bettul boroom xam-xam bi jàpp ni lajj la ci askan wi. faat bakkan yi moom bëri na loolu la ñu nemmee ko mais li ma mën a wax mooy que loolu yàgg na fi am xëy na li ngeen koy tasaare moo fi xaw a bees. professeur Benoît Tine moom moo jiite laboratoire des déviances et de la criminalité ca université Assane Seck bu Ziguinchor jàpp na ni kon ñaawteef yi li ko waral bari na. mën nañu wax que ne urbanisation moo ngi ci nit ñi ñoo ngi jógee dëkkum kaw bi di ñëw ci dëkkum taax yi donc nit ñi ñoo ngi gën a bëri te ville bi taax yi ñoom amuñu jumtuwaay. mën nañu wax aussi sinébar bi lu ci bëri la am na ci wàllu bu bëree bëri ci délinquance boobu noonu violence boobu noonu. nit ki tux na moom moo ngi ci yenn état yoo xam ne xëy na day foog ne day am ay hallucination lu ñuy wax hallucination day dégg ay baat wala muy gis loo xam ne yow doo ko gis man du ma ko gis donc tu vois mën na dégg
et psychiatres sont bien placés pour le dire jamal paaka kii wala rayal kii boomal kii tu vois donc des hallucinations auditives des hallucinations visuelles. ñu bëri ci raykatu nit yi danoo yàgg ami jafe-jafe ak yoon yenn saa yi ñu jéggal leen jaaree ko ci grâce présidentielle ba tax na am ñu jóg di sàkku rek ñu xoolaat ni ñu jéggalee yenn ci ay prisonniers. man jàpp naa ne il faut que ñu intégrer police ak gendarmerie ci processus de choix ñi nga xamante ne dañ leen di gracier parce que ñoom ñoo nekk au début et à la fin du processus donc ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem jàpp malfaiteurs yi bu ñu leen jàppee également ñu yóbbu leen kaso bu ñu leen gracier également ñoom ñooy wàccaat ci terrain pour dem jàpp leen pour delluwaat leen kaso donc dafa normal pour que ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk au début et à la fin du processus pour que bu ñuy dem bay choisir des personnes à gracier ñu mun leen intégrer. xalaatu njiitu igfm.sn mu mel ni criminologue bi ànd na ci bëgg sax ñu yaatal mbir yi. ñoo ngi yëngu ci wàllu violence te étudiants yi suñu ñëw première année dès la première année premier semestre dañu leen di yóbbu ci terrain bi dañu leen di yóbbu ci quartier yi ñu càmbar affaire bi ñu ne quel type de criminalité la ñu am foofu noonu. war nañ suñu jël yenn décisions yi surtout lu dem ci grâce présidentielle surtout lu jëm ci yenn politique publique yi en matière de criminalisation ñu associé ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi yëngu ci muy société civile muy université nga xam te université am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi yëngu ci affaire yooyu noonu donc balaa ñu jël quelconque décision en matière de loi en matière de grâce surtout lu jëm ci récidive bi ñu consulter ñooñu ñëpp. police am yéene saxal fi dàkk kaaraange ba tax na ñu weer lekk seen opération de sécurisation yi ñu tàmbali. borom xam-xam yi ci wàllu science sociale jàpp na ni saafara si warta jóge rek ci wàllu yoon. ñu des ak criminologue boobu di Benoît Tine dafa jàpp ni ku def xeetu ñaawteef yooyu la rek ñu teg la ay daan loolee doyul faaw ñu gën a fagu ngir bañ mbir yu ni mel di dugg ci sunu société dañ koy déglu ba léegi ci micro Chérif Dia. répression du solution am na ñu ne way il faut ñu dooleel police bi dooleel gendarmerie bi jox leen ay jumtuwaay yu doy yu am ay yu xarañ mais def ay caméras de surveillance un peu partout mais yooyu yëpp doyul. loolu yëpp doyul yaakaar naa il faut que répression bi doyul il faut que su amee loolu noonu ça veut dire que société moo am problème société bi am na loo xam ne waroon na ko defu ko moo tax mu am mbir yooyu noonu yaa ngi am nga ci part de responsabilité man am naa ci part de responsabilité keneen am na ci part de responsabilité donc société bi suñu askan moo feebar et donc pour man puisque famille ci moom lañ doon sukkandiku pour yar nit ñi famille bi njaboot ji mënatu ko xëy na ñu dem ci ay service civique ay service militaire foo xam ne dañuy tàggat xale yi ñu tàggat leen lan mooy notion de citoyenneté lan mooy l'autre l'altérité comme ni ñu koy waxee en anthropologie et cetera donc peut-être mécanisme yooyu noonu mën nañ tax ba criminalité mënuma wax ne day disparaître complètement mais au moins mu wàññeeku parce que loolu moom c'est un phénomène normal mënul disparaître complètement. dañuy dem fële ca Thiès foofu nag ñoom tamit ni ko waa Ndakaaru defee ñoom tamit dañ doon doxub ñaxtu ngir ne lii di mbirum góor jigéen borom ñaari tur yi du mës dagan fii ci réew bu Sénégal ay mbootaay islamique ay imam église bi ñoom ñëpp daanaka boole nañu seenu po doole nekk benn say ngir fexe ba loolee di mbirum góor jigéen sax ñu criminaliser ko ci réew bu Sénégal reportage ca Thiès Cheikh Anta Diop. di ay kilifa diine ay imam ba ci sax waa jàngu bi ñoom ñëpp dikkoon fii nee nañ bëgguñu benn yoon ñuy fësal ak ngóor jigéen fii ci réewum Sénégal. li ñu jëkk a teg mooy def benn pétition pour wan ni askanu Sénégal ànduñu ci ngóor jigéen. tey am nañu 1 million de signatures ci ñoo lànk ci ngóor jigéen ci projet LGBT. kon loolu suñuy autorité su leen doyul pour ñu xam ne askan ki bëgg ko xawma lu leen di doy. Nous disons non à l'homosexualité. Nous disons oui à sa criminalisation. mooy wan autorité yi wan opinion internationale bi que ni askanu Sénégal duñu musa nangu ak ngóor jigéen ci seenum réew waxuma nangooguñu de duñu musa nangu ak ngóor jigéen ci sunum réew tey ak ëllëg ba keroog ñu ila an yarisal arda ila an yarisal Allahul arda duñ ko nangu. ñoom li ñu wax moom mooy fexe nag ba ñu criminaliser ko maanaam képp ku ñu ci jàpp de ñu àtte la mel ni dangaa rey nit. ñoom sax ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw temm bañ jox nag liberté nit ñi ba lu la neex def ci réew mi rawatina góor ak góor di sëy wala jigéen ak jigéen di sëy. place Agora ñu duppee ko place Mamadou Dia feesoon dell fii ci diwaanu Thiès jàngalekat yi imaam yi ñi yëngu ci wàllu diine ba ci sax waa Y'en a marre ñëpp nag dikkoon nañ doon indi seen njàppale.
jërëjëf Cheikh Anta Diop ci ponk boobule ak yeneen jëwrin bi ñu dénk collectivité locale nekk it porte-parole gouvernement dina ci indi ay tontu di ngeen ko déglu moom Omar Gueye ci yeneen jotaayu xibaar. étudiant yay jàngee fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar bàyyeekoo ca Sine Saloum dañ leen a dàq ci seenub dëkkuwaay li ko waral seeni kilifa yi gox ñoom ñoo joxe woon seen kàddu ne dinañ fay seenu luyaas waaye dara ba tax ñu dàq leen ñoom étudiant yooyu nee nañ boo moyul nag dinañ doxee université Gaston Berger ba ca Ndar ba dem Nioro buñ fa eggee door ab ñaxtu xiifal benn semaine lañ jox àpp seen kilifa yooyu la ñu lijjanti seen jafe-jafe. Alassane Ndiaye moom mooy coordonnateur étudiant yi ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Amical bi dafa nekk dans l'impossibilité d'honorer ce contrat là raison pour laquelle tey dañoo xëy bi ñu xëyee ñu génne la ñoom ñëpp seen bagage yi comme ni ngeen ko gisee ci image yi noonu la fa demee. Actuellement là où je parle Amical bi amul 1 franc pour pouvoir honorer ce contrat là donc sur ce ci autorité kese la ñu war a mën a compter te là où je parle amuñu benn solution bu nga xam ne am nañu ko pour hébergement des nouveaux provisoirement amuñu ko donc nous lançons un appel solennel à l'égard de toutes les autorités locales pour que ñu ñëw jàppale seen nouveaux yi puisque seen i doom ñoo fi nekk di souffrir te donc loolu warul mën a nekk doomu Nioro warul mën a génn di am ay problème te ñoom ñu nekk foofu leen jàppale mënuñu toog di xaar puisque actuellement tey jour bii ni sax amuñu fu ñu fanaan amuñu ko donc c'est une situation bu nga xam ne xamuñu ko actuellement amuñu benn solution bu nga xam ne mën nañu fa nekk provisoirement amul on préfère même ñu fanaan ak ñoom fii nii ci mbedd bi moo ñu gën a ñu dem di leen fi bàyyi. fii ak semaine bii di jeex su fekkente ne cette situation là n'est pas réglée d'une manière définitive ñun ñëpp dinañu bàyyeekoo fii nii quitter l'université Gaston Berger de Saint-Louis ñu ñibbi dem foofu noonu voire même def grève de la faim puisque ci logique boobu la ñu toll puisque mënuñu toog fii avec l'insécurité qui règne au sein du campus ñuy toog di dund. Saloum boobu la ñu cosaanoo liggéeykat ya nekk ca Salin du Sine Saloum ñoom am na lu leen metti ndax nee nañu anam yi ñuy liggéeyee dara baaxu ca teg ci saa su nekk seen i njaatige dañuy jël ay nit di leen dàq te teguñu ko fenn ñu gis ni société ba la muy liggéey ci koppar toll na ci fukki milliards ak ñeent waaye boo xool lañ cay génne pour fay leen daanaka ñeenti téeméeri million képp la yam ñoom liggéeykat yooyu la ne boo moyul it fan yile dinañ grève Ibrahima Diamé Fally Gueye. liggéeykatu Salin yi la moo xam ay ouvrier moo xam ay permanent yore seeni brassard rouge feesoon nañu dell ci salle de la bourse du travail bu Kaolack li ñuy ñaawlu moo di seen anamu liggéey bu metti ak exploitation bi ñu nekkee seen kër liggéeykaay bi lee exploitation foo ko natt rek romb na ko liggéeykatu Salin naqar misère mal vivre la ñuy dund te loolu nag dafa jot ci Sénégal bi ñu ne 3e millénaire mu war a jeex ndax mënoo ne da nga ne ci entreprise boo xam ne entreprise France d'exportation la nga xam dañ ko exonéré droit de douane patente TVA exonéré ko loolu yëpp léegi nag moom mu nga xam ne matière première am ndoxu géej gi la ak jant bi mu woyal ko jaay te di def chiffre d'affaires boo xam ne 14 milliards lay def te du fay juróomi téeméeri millions ay salariés loolu kon ëpp na jéggi na doyo li ci des nag moom dafa toll tey foo xam ne liggéeykat yi war nañoo mën a sentir seen bopp ci alal jooju ñuy créé. loolu nag ñu ne faw ñu dàkkal ko ci nii wala ci nale xeex boobule nag duñ ci wet ndax ñii di intersyndical yi nee nañ daañu ci dugal seeni loxo. li xew Salin nag kilifa yi nga xamante ni bi dugal nañ seen loxo ci Salin wallahi le moment venu on va les dénoncer. Le moment venu on va les dénoncer. On va les dénoncer. dañoo mën a dóor ay liif. liggéeykat yi nag ñu ne déposé nañu préavis de grève négociation yi nga xam ne moom la ñu tàmbali depuis lors juragul dara ñun nag jéem nañu woo kii di directeur Salin di Guy Deschamps waaye antuwul téléphone am bi day sonné kenn jëlul. liggéeykatu Sen'Eau ñoom nag ni ki ëllëg la ñu fas yéenee door seenu xeex dooree ko ak takk ay sagar yu xonk ci Sen'Eau boobu yëpp ñoom li ñu bëgg mooy ñu jeexal waxtaan wi dox seen digg ak seen i kilifa ñu tamit wàccoo ak lépp loo xam ne xeex nañu ko ba am ko bëgg nañu leneen muy ñu dooraat ay waxtaan ñeel ab mémorandum bu ñu joxe woon weerum janvier atum 2020 ba léegi ñu jublu ci wàllum wér-gi-yaram ak mbas mi fii ci Sénégal ci bilan bu mujj bu ministère de la santé joxe ñu ngi gis ni am na juróom fukki nit ak ñaar yu amee jàngoro bi bokk na ci ñaari cas yu jóge bitim réew fële ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass lañ ko gisee test yi lañ def nag romb na junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk am na juróom-ñeenti nit yu sonn loolu ñu ne ba ñu ngi leen di toppatoo ñeent fukk ak benn jàpp nañu ni wër nañu ba dem nañ seen kër amul kenn ku faatu ci bilan bu mujj boobule.
fële ca Joal ñaare am na soxna yu bëri dañ doon ñàkk seen mbakken buñ daan mucc ndax foofu amul woon ab maternité waaye centre de santé ba daanaka amal nañ ko tabax nañ fa ab maternité bu bees xayma gi ci koppar def nañ fa fukki million ci sunuy xaalis salle d'accouchement ba daal la ñu jàpp ni moom moo desandigum ci liggéey bi Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci reportage. soxna yu dëkkee Joal ay kilomètres yu bari lañ doon dox ngir matu wala boog ay visites yi nga xam ni bu ñu wonee lor fi mu ne nii nag am nañu léegi maternité. dama ñëw vacances médecin chef woo ma ne dafa am ay jigéen yu bari yuy am doom di faatu mu jox ma budget bi expliqué ma mu triste trop ma sama xel dem si sama yaay te jigéen ñi xam ne saan jigéen ñi ñoo sonn te jigéen xam mooy yor ab réew léegi sama xel dem si lu bari daal si la automatiquement jël budget bi dem. bi ma ñibbee ma won ko sumay xarit ay yu baax ñu jàppale ma ñu ma collecté fonds bi ñëw bi ma ñëwee Sénégal si la commencé construire à coût de 10 millions. bërëb boobu tax na ba tey jii nii sage-femme yi mën a def seen liggéey ni mu waree waaye tamit li ñu bëgg mooy ñu defaraatal leen salle d'accouchement bi. terrasse bi dafa wàcc di xàppate bu léegi ñu toxal ñu ci pavillon ba abal ñu fa 4 salles donc benn bi moo nekk salle d'accouchement bi. benn bi nekk salle de garde bi nga xam ne foofu la ñuy dalloo ñaari salle yi ci la ñuy wàccee malade yi nga xam ne ñooy accoucher sur deux couches ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy hospitaliser. maternité bii nag tax na ba soxna yi nga xam ne dañu woon lor wala boog ñi nga xam ne dañuy seet seen bopp seen xel daal di dal. am soxla ci maternité lamb ko daj ko moom baax na lool waaw ndax dañ ñëwoon fii am problème di dem ba Mbour wala dem ba Thiès. yàlla yombalal ñu ko fi moom sant yàlla bu baax sant yàlla rek waaw di ñaan yàlla mu yokk daal. ñi jiite bërëbu fajukaay bi nekk ci Joal di rafetlu taxawaay kii nga xam ni def na ko ñuy ñaax ñenn ñi nga xam ne tamit seen loxo jot na seeni ginnaaw ñu dugal seeni loxo ci bërëbu fajukaay boobu ngir lépp mën a yomb ci askan wi. Abdourahmane Diallo fële ca Louga moom am na coow ndax dañoo ne ay cantine la ñuy tabax ci benn jardin public ñu ne maire ba moo ko def maire ba ca boppam indi na ci ay kàddu ngir dalal xelu ak askan wi moom Moustapha Diop nee na yenn ci ay jaaykat dañ doon lal ci trottoir yi wala sax ci xàll yi nit ñi di jaar moo waral ba ñuy tabax cantine yooyu le rax ca dolli dina tax ba maire ba la muy am ci recette gën a yokku moom da doon jiite ab benn meeting politique ci la yëkkatee kàddu yooyu le Thierno Fall. ci ab meeting bu mu doon amal ci quartier Montagne maire Louga yëkkati ay kàddu tontu ci coow li nga xamee ni moom moo am ci cantine yi maire bi fas yéene tabax ci jardin Place Yacine bu Louga. bu ngeen gisee ñu defar ay cantine pour yokk recette municipale la pour ma defar dëkk bi donc loolu rek moo tax ñuy defar ay cantine waaye xam ngeen ne ku xam Moustapha Diop xam na man soxlawuma cantine. Moustapha Diop di xam ne ni projet bi bokk na ci lu ko tax a jóg fexe nu ñu saafara jafe-jafe yi nga xamee ni si ndaw ñi yëngu ci wàllum commerce ñi ngi koy am ngir mën a am fu ñu exposer seen ay marchandises. da ngeen di gis ñuy lal si mbedd mi nga dégg ñu ne ñoo dañuy bloqué circulation bi en tout cas man boog man Moustapha Diop doo ma sa fekk nit kuy suturlawu fu muy jaayee ma yëkkati ko fa tax amu fu mën a teg donc il faut que ñu defar ay cantine ci yenn endroit yi pour mën faa installer commerçant yi ñu mën a jaay tranquillement ci wàllum voirie yi moom daal dinay dellu si waat ci jafe-jafe yi nga xamee ni si am na ci ak tali yu bëri yi nga xamee ni si dañoo toj. lu mel ne tali bi jógee garage Fajar jëm passage à niveau tali bi jëm route de Koki lu mel ne tali bi jógee Sereps jëm marché Koumba Mbayar incha allahu rabbi le 25 mooy mardi dina am benn équipe bu ñëw pour xool tali yooyu ñu commencé koo defar incha allahu rabbi. jawriñ ju ñu denk wàllum industrie ci gouvernement bu Sénégal moom teewoon na fii ci diwaanu Louga ngir nag remobiliser ay militants waajal leen ci élection locale yi nga xamee ni si jàpp nañu date bi. ci politique boobu nga junj ci la ñuy des Thierno Fall libéraux yi nekk fële ca Rufisque ñoom nag dafa mel ni jubóowatuñu ña bokk ca collectif libéraux yi la ñuy naqaru nee nañu structure parti bi nga xam ne daal dafa ne tekk tekkaaral dara yëngatuwul maire ba di Daouda Niang nekk it coordonnateur départemental nee nañu moom daal dafa beru di lijjanti yëf yi boolewu leen ci dara ci beneen wàll wi am na lu ñu bëgg mooy àtte bu Karim Wade ñu xoolaat ko dañ ciy déglu Abdou Gueye moom moo yore seenu kàddu ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. parti bi ay kuréelam lompañee ci Tëngéej ci ni ñu ko mën a waxee mu mel ni daal machine bi dafa grippé collectif bi considéré ne depuis presque 2012 waaye lu jiitu loolu it am na ay responsable politique yoo xam ne fii ci Tëngéej ñenn ñi dañu génn àdduna yàlla na yàlla yërëm leen ñenn ñi démissionné
donc parti bi am na ci ay fànn yu bari yoo xam ne ci section yi comme ci fédération bi am ñoo xam ne dañ leen waroon remplacer loolu yëpp ñu nemmeeku ko nemmeeku tamit ne depuis presque avant élection 2012 ba léegi amul benn animation boo xam ne moom lañ fi def ci parti ci wàll ci Tëngéej ci département bi ci lu jëm ci doxal parti bi mu am koo xam ne it moom moo ko jiite muy suñu frère Daouda Niang ñu remarqué ne ñun dañu foogoon ne ak institution bi mu yor Tëngéej dafa waroon suqalaku ci fànn yëpp ci doxalinu parti bi ci animation waaye dara. ñu jàll ci tàggat yaram ak bëre dóor face à face bu njëkk diggante rëg-rëg ak kii di guy gi démb la woon fii ci télévision Futurs Médias ñoom ñaari mbër yooyu le nee nañu nag yëf yi nar naa neex kenn du may sa morom dara ku ci mel ni guy gi nee na dina noppiloo adversaire am mi yàgg sàkku ci moom ab combat rëg-rëg nag moom la mu jàpp moom amul xel ñaar ci ndamam face to face bi démb la woon ci teewaayu Pafara Ñing. bu arbitre sifflé Kamin Faye mooy ñëw yow nga du ma tàkk jëm sa kaw foo ko teg. kay fu wér laa ko teg. nga nag ma xam noo ma xamee. fu wér laa ko teg fan nga ko teg noo ma xamee. jàkkaarloo bu tàng jëpp ci diggante guy gi ak rëg-rëg wàllu bataille mystique ak psychologique ñu ràññee ko fa lool ñaari mbër yi di wax ne bés ba dina tàng jëpp. ku xam rëg-rëg moom rëg-rëg du caaxaane làmb du fowee làmb. bekkanam la si teg. bis bi lu mu laaj dama koy def. muy wàllu financement. wàllu lépp lu mu laaj dama koy def. ci kàttanu suñu borom. ok taw ko avant plateau bi. mooy man li may jàng xeex rek laay jàng. bëri moom macha allah yàlla may na ma ko. da ngay jàpp dox ci kaw. lépp laay def. Lamine ñi dàq bëri ci làmb ji laa daan. déggoo ma de. bëri moom ay dafa mën a bëreeg dafa nangul naa ko loolu. mais man na ma nangul dama mën a bëri de. te bu ñu jàppee dañ xam dara est-ce que nangul. chef de file bu écrit Mor Fadam moom la muy ñaawlu ñàkk wekk gi nga xam ne rëg-rëg def na ko ko. xam nga lu ma booleeg moom. ñàkk a naw lool bi ma naw lool ak ratatatatat mel ni métti moo ma boole. moo ma raw ci wax ju bëri ji moo ma raw. moo la raw kon xam nga kii ëppal na. moo la raw. bu dee pensionnaire bu écrit caaro yi moom am na yaqin ne day daan kii di guy gi waaye mbër mi muy janool mu ngi koy artu. man nangu naa ne mun na ma daan mun nangu ma ko daan mais loolu moo ko yóbbu. mais rëg-rëg yow lu tax yow nanguwuloo ni guy gi moom mën na laa daan yow sax nanguwoo loolu. waaw nanguwuma ko sama gëm-gëm la. moom nangu ne mën naa kaa daan. waaw man nanguma mën na maa daan. yow da nga am yàq ñi da ngay gëm-gëm la. mu nekkoon show to show bu mag a mag ci diggante ñaari mbër yi ci biir TFM di combat boo xam ne Sénégal Entertainment moo ko organisé mu nar a nekk ngoon gu tàng jëpp 29 août 2021. sa moromu rakk ngay waxal da ngay téye ñu waxtaan. ñu xool kii xool moom laay xool. waaw ma droit si yow kii nga signal. yaa may dégg. dama ne la. guy gi nii waaw donc xoolal guy waaw léegi bu ko xoolal guy gi yow. xool ko. mais xool wala boog. ñëwee ci télévision Futurs Médias animé na kon émission bu njëkk moom am na ab jàngat bu mu def ci combat boobule li mu jàpp rek mooy bataille psychologique bi nekk na lu am solo waaye tamit technique yi warta des ginnaaw Malick Thiandoum nañ koy déglu ci micro Pa Fara Ñing. mon cher comment va. dégg bu wér a wér. Alaaji Maaw. waaw jaajëf champion. ziar daal ça va bien. fils. normalement tapis rouge lañ lay lalal. soyez les bienvenus Malick. on est très content. merci beaucoup bismillah. day combat bu nga xam ne dañoo toll ci moment bi. Gouye Gui Reug Reug est l'un des meilleurs combats de la saison. Actuellement, c'est un moment important, la bataille psychologique. Toutefois, il y a 3 qualités importantes que les lutteurs doivent avoir pour gagner ce combat. La technique, la force et la motivation. élément en français bi ngeen doon déglu di ci jéggalu bu baax a baax 19h30 incha allah du ñàkk kon ngeen am ko dañuy des ci wàllum lamb ba léegi ak drapeau chef de l'état ca Kaolack la dara amee ki jiite CNG de lutte bi di Bira Sène moom di woo ñëpp ñu ñëw teewee ndaje boobule compétition bi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ba fanweeri fan ci weer woowule ca stade de Lamine Gueye Bira Sène woo bépp doomu Kaolack ñu jóg wane seen bopp wane la ñu mënee dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. un appel rek population bi waa Kaolack mais duma ci wax dama wax Sine Saloum mooy région naturelle que ñëpp mobilisé wu ñi nga xam ne c'est des acteurs culturels ñi nga xam ne waa aada lañ également ay sportifs ñun ñëpp nañ mobilisé wu ñëw jëmbal bés bi
jëmal ko ci lépp loo xam ne mun na ko taaral jëmal ko ngir effectivement ñu xam ne Sine Saloum am na ay valeurs culturelles valeurs traditionnelles valeurs sportives yu tax ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew wala nekk sax ci biir Sénégal xam ne fii am na lu mën a attirer nit ñi pour ñu ñëw ñu def un tourisme régional wala même un tourisme international loolu dafa am solo trop. donc loolu moo tax ma ne ñu ngi ñaan nit ñi vraiment ñu xam ne fii Kaolack yàgg na réussir ay événements yu mag a mag te événement lii vraiment kontaan naa ci trop te tamit Kaolack comme dëkk défi la am nañ yaakaar ne dana réussir, n'est-ce pas, le pari de l'organisation. Et également, certainement, le pari de la participation. Parce que 14 régions, il faut Inch'Allah. Donc, lolo, vraiment, nous avons autorités politiques, administratives, coutumières, nous vraiment vraiment mobiliser pour Inch'Allah. dañuy delluwaat ci Malick Thiandoum moomu lekk jàngat bi mu def ci combat bi nar a dox diggante rëg-rëg ak guy gi ci wàllum bataille psychologique bi nee na lu am solo la wàllum technique tamit Malick Thiandoum ak Pafara Ñing combat bii nga xam ne Maawo Jinne ji lijjanti na ko ba indil ko askan wi day combat bu nga xam ne dañoo toll ci moment bi mu nekk bataille psychologique bataille psychologique bi nag bu xësee ba ñëw dafa am lu nga xam ne moom la xale yi war a ngembuwaale waaye nag mu nekk bés bu nga xam ne ca bés ba ban télévision moo koy génne ñu ni Télé Futurs Médias mu am TFM mu am ñetti qualité yu nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom da nga ko war a am ci sa biir liggéey ko balaa ngay ñëw ci bés bi muy la technique la force et la motivation mu ngoog lamb ji le 29 août lay doon ci télévision Futurs Médias dañuy jeexalee wàllum sport ak arbitrage ki jiite zone ouest A bu confédération africaine bu arbitre Malang Diédhiou moom di naqarlu bu baax a baax ni ñu fitna gi ñu teg ñeenti arbitre malien yi ñëwoon doon arbitré match Jaraaf Coton Sport de Garoua démb dimanche la woon ca stade Lat Dior ba sa Thiès moom Malang Diédhiou di ko naqarlu bu baax a baax te nee na nag arbitre yooyu le bu fekkee dañoo bëgg a dem kalaame yoon moom dina leen taxawu muy woo fédération sénégalaise bu football mu jël mbir mi def ko mbiram ba noppi ñañ cay joxoñ baaram tuuma ñu teg leen ay daan nee na mbir yooyu la nekkul lu baax ci Sénégal rawatina boo moyul mën nañoo acc stade Lat Dior moomulee ci yeneen rencontre yi nar am fii ci Sénégal moom Malang Diédhiou ba léegi rek nag di ñaan ñii di waa fédération bi tamit ñu def seen kéem kàttan ngir lu ni mel dootu fi amati ndax rafetul ci derub club boobule di Jaraaf rafetul tamit ci deru Sénégal ci wàllum football mbokk yi sant leen gërëm leen fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi yeneen xibaar 19h30 incha allah ak rédaction bi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.